asalaamaaleykum mbokki internet yi mbokk waa Dak Médina ñu ngi leen di nuyu di leen bëgg di leen safoo di leen ndamoo ñu ngi fii nag tey ci kër Martin Samb ñu ànd ak fi waa collectif bi ñuy leerlu ci terrain Jaraaf bi. salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk Médina waaw waa collectif des jeunes de la Médina surtout ci dynamique bu ñu commencé woon mooy di def tuuru quartier bi tuuru ASC yi tuuru personnalité yu nekk au niveau de la Médina pour jug xeex li nga xamante ne mooy suñu moomeel bi di lan mooy terrain Jaraaf bi nga xamante ne boobu ba léegi gars yi ñoo ngi ciy dox di wax di interpeller monsieur le maire bi ci nanguwul artu ba promoteurs yi sax ñëw di waxtaan ak collectif bi tey boo leen gisee ñu ñëw fii Centenaire Gibraltar parce que dañu ñëw seet si deuxième adjoint au maire parce que nit ki tamit booy xeex ci dara dafay laaj maanaam ñi nga xamante ne ñoo ŋànk yëf yi daan nañu gis monsieur le maire Martin Samb di interpeller la population médinoise ci wàllu terrain Jaraaf ak yeneen patrimoine foncier yu nekk au niveau de la Médina tey moo tax ñu ànd ak waa collectif bi ñëpp mënuñu woon ñëw parce que instant bi waxtu job na liggéey moo ci de xawoon des moo tax ñu xaw choisir quelques éléments rek pour ñëw laaj si ko ay questionnaires yi nga xamante ne mu leeralal ñu ci wàllum terrain Jaraaf bi yaakaar naa ni loolu bu amee dina gën a leer ci bopp waa Médina yi. man la Abdou Mbaye bokk ci collectifu les jeunes de la Médina ñëwoon seet si monsieur Martin Samb deuxième adjoint au maire pour laaj ko quelques questions ya nga xam ne ñun moo ñu xaw a jaaxal ci dossier bi parce que jot nañ seeti promoteur bi ñu ko demee seeti waxtaan nañ ak moom léegi nag pour gën a am leeral ci li nga xam ne maanaam ci combat bi ñuy mëne on était obligé venir seet si Martin pour waxtaan ak moom pour gën a xam dossier bi lan la loolu moom moo ñu fi andi tey biir Centenaire Gibraltar yow mi nga xam ne yaay deuxième adjoint au maire ñëw nag pour waxtaan ak yow ci li nga xam ne maanaam mooy combat bi ñu mëne man sama première question bi nga xam ne laa lay njëkk a laaj Martin moom mooy est-ce que terrain Médina est-ce que am na délibération te bu amee délibération yi tamit lan mooy les tenants et les aboutissants. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen ay collectif bi représenté jeunes Médina yi di xeex terrain Jaraaf di xeex vraiment infrastructure sportive yi nekk ci Médina donc ma am contentement wu dalal leen bu baax a baax non seulement dama leen di dalal pour remercier leen parce que vraiment xam naa ne ay ndaw yu am conscience ngeen moo tax ngeen jóg def lu mel nii donc deuxièmement ma leen di encourager bu baax a baax te xam naa ne lii du lu yomb te également du loo xamante ne kii rek da ngeen ko def pour seen bopp mais da ngeen ko def pour waa Médina da ngeen ko def pour les générations futures ndax ku leen gis dëgg-dëgg xam ne yéen ñi ay anciens joueurs ñu ci bëri ñu ngi fii ci collectif bi donc seen wàll presque wéy na mais seen rakk yi ak seen doom yi ngeen gën a xalaat ba tax ngeen ñëw pour xeex nu ngeen sauvegarder infrastructure bu mel noonu nga xamante ne ci infrastructure boobu mën naa wax ne Médina ba Médina daj terrain Jaraaf boobu moo symboliser lépp luy sport ci Médina Dakar Plateau ak Médina ñoom ñoo tax ñiy wax nawetaan donc pratiquement Dakar bu njëkk ba Médina la woon ak Dakar Plateau après la Dakar màgg mooy toujours li ñuy wax Médina moo jur Grand Dakar jur ba Parcelles Assainies dem jur ba tey ba ay mbaaw donc tey boo demee ba ay mbaaw doomu Médina yi ñoo fa dëkk donc Ndakaaru Médina mooy xol bi moom moo jur fépp donc tey suñu sàgganee nag ba Médina gii nga xamante ne kii moom la ñu am ñun ñëpp bokk ko bu ñu demee ba Médina mënatuñu am fu xale yi di fooyee conséquence bi xam nga lan lay jur mooy li ma wax keroog ci sama benn vidéo tey xale yi baare nañu mbeddu Ndakaaru yëpp mbeddu Médina yëpp baare nañ leen di football ci biir parce que amatuñu aire de jeu donc tey li tax ñu doon défendre champ de course keroog dégg naa fii ku ko wax mais champ de course ñu bëri fa lañ jàngee football boo ko jàngee woon champ de course Gibraltar nga koy jàngee terrain rouge building communal rue 22 mbaa nga jàngee ji ko école Médine mais tey dem nañu ba Assane Diouf amatul pratiquement building communal dañ koy toj boole ko ci stade bi
mel noom Gibraltar moo fi des tey soo bëggee privatiser terrain Jaraaf xañ ko xale yi fan la ñuy footballé en 2009 bi ñuy campagne dañ ne woon dañuy ut complexe sportif bu mag a mag biir Médina kenn du fay dara loolu lañ campagne woon ba gagné donc boobu dañ ne woon bindoon nañ ko projet bi ne bu ñu faloo dañuy fexe ba Médina lii ma leen liimal nii yëpp bañ fi dee mooy sur le plan sportif ñuy produire ay talent te loolu pour ñu am ko mooy mairie bi day tabax complexe sportif bu mag a mag a mag boo xamante ne ki képp kuy sportif Médina waxuma football kese mais sport yëpp lay jël en compte parce que école Médine rëy na yaatu na rëy na ba loolu yëpp xaj na fi mais bi ñu gañee ba dem ba ci biir on a vu que ne loolu projet boobu te maire bi daf ko dévier bi mu ko dévier mooy pratiquement dem na ba ci biir ne day ut un privé pour jox ko terrain bi alors que privé warul yor terrain bi ñun mairie de plein exercice lañu yor mooy maanaam am nañu xaalis boo xam ne tey mën nañu tabax infrastructure bu toll noonu may ko population wu Médina yi léegi nag terrain football bi fa desoon as néew buñ ko jëlee tey jox ko un privé je pense que rey nañu sport définitivement à la Médina keroog fii sama émission wax naa ne ASC amul kenn ku population bi mandaté ne la waxal ci sunu tur nga joxe infrastructure loolu du vocation wu ASC amul droit sax loolu man en tant que man nekk naa président ASC en 2000 xam nga 2000 ak léegi ça fait 21 ans bi may nekk président ASC donc li may xam naa ko bu baax ASC amul sax droit wu di dugg ci loolu parce que loolu du compétence wu ASC. maintenant nag bi acte 3 amee dañu ñëw Médina ñu jox ñu terrain football li ñu joxoon mooy terrain basket rue 11 lañ ñu jox acte 3 bi jox ñu terrain Gibraltar jox ñu terrain rue 22 jox ñu bloc scolaire u école Médine loolu la ñu acte 3 bi joxoon de la décentralisation loolu mooy patrimoine u Médina. Médina 11 ASC la am tey boo jëlee 11 ASC yi ak jeunes yi di football ak 22 écoles de football ak jeunes yi di football ci quartier yi est-ce que infrastructure ñaar yooyu rek doy na xam nga doyul quoi qu'on puisse dire doyul na xale yi dañuy yeewu di football ba guddi dañuy football Gibraltar tey boo xoolee ASC yi nekk zone bi yëpp zone 1 lan mooy seen problème boo xoolee ku mel ni Kusum depuis bi Assane Diouf amee problème da am problème mu jël coupe yeneen ASC yi naka noonu dañuy am problème tey buñ ci doolee terrain Jaraaf day gën a nekk problème donc léegi nag bi terrain Jaraaf amee ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk ci conseil municipal bi te avant terrain Jaraaf di am terrain Maracana moo nekkoon problème parce que Maracana le maire yeewu signé contrat ak benn naar bu tudd Rachid léegi Rachid ñëw ne moom daf fay def 4 benn terrain lay doon mais 4 terrain la koy def mën na ko def benn terrain comme mën na ko def 4 terrain mën na ko dagg su ko neexee loué fii su ko neexee mën na koo def benn terrain kese comprendre nga donc projet boobu la soumettroon maire mu waxtaan ak moom maire ba finaliser projet am ba fay xaalisam Rachid bi ci la dem woote séminaire daal di woo ñoom Paco Jackson ak yenn président ASC yi ne leen ñëw leen ngeen def présentation wu terrain Jaraaf boobu Seydi sax ñëwagul woon Fadiga moo ñëw waaw Fadiga moo ñëw bi Fadiga ñëwee Saly expliqué ñu ne ñu woy man dama am partenaire turc la dafa bëgg a poser gazon synthétique mais Fadiga boobu il ne maîtrisait même pas les contours du projet ndax question yi ñu ko doon laaj ak yooyu yëpp mënu ko parce que dafa wax 5 minutes rek daw génn ànd ak Paco Jackson te là la ñu interpellé maire ne ko maire ne non signé gu ma dara defaguma dara ndax Fadiga moo fi bu doon indi partenaire mais partenaire Fadiga bi mujjul sotti léegi Seydi la indi mais Seydi boobu mu indi ci média yi lañ ko yëgee ba waxtu bi may wax ak yow amul benn conseil municipal bu Seydi ñëw wala Seydi indi projet wala ñu ne jox nañ terrain bi Seydi donc vous voyez projet bi nañ ci génnee mairie bi ndax mairie bi yëgu ko tiinu ko donc pour te dire que ne terrain Jaraaf moom depuis le début bi ma génnee waxoon naa ko gars yi mais boobu gars yi gisuñu dégguñu dañ defee ne dama xuloog Bamba dañ jotee pour ay affaire politique wala ay affaire xaalis kenn nanguwuñu déglu ñu bàyyi promoteur bi di liggéey koo ci wax mu ne naan non suufa fi nekkoon
synthétique moderne na mais gars yi lu ñuy fàtte toujours moom laay wax gars yi modernité amul ku bañ modernité ci àddina kan moo ko bañ mais modernité day nekk en adéquation ak li bëgg-bëggu gars yi mu am transparence mais modernité rek toujours loolu laa doon wax gars yi li nekk réellement ci contrat yi duñ ko wax population yi li am mooy comme ni ma ko waxee contrat boobu ngay wax Abdou ñëwul mairie tey ñëwul mairie suba te képp koo nga xamante ne ci défier naa le maire wax naa ko ne su amul porter plainte su amul defal conférence de presse nga génnee contrat bi nga génnee délibération bi maire amul délibération buñ ko waxtaanee biir conseil waxtaanee wuñ ko amu fa loolu dama lay rassurer amu fa. di woo ñëpp nag encore une fois di woo ñëpp parce que vraiment on a besoin de tous les Médinois parce que jéego yi ñuy dox ak tànk yu ñuy dox du tànk politique comme niñ koy faral di waxee ci suñuy jaar-jaar di woo kilifa yi parce que li ñuy xeex c'est noble li ñuy xeex ku nekk war na ci sentir boppam li ñuy xeex ku nekk am nga doom ku nekk am nga jarbaat moo tax ñu ciy woo ñëpp dañ ci woo ñëpp ku nekk andi ñu ci sa xel et vraiment encore une fois merci monsieur Martin di wax tamit pétition yi ñu ngi nii commencé nañ pétition yi dinañ dugg fu ne comme ni leen ko waxee woon biñ dekkee Dames ñëw Kusum tey ñi ngi Centenaire Gibraltar dinañ dugg fépp ci Médina fépp fa nga xam ne maanaam xel dina fa génn dinañ fa dem waxtaan ak kilifa yi nga xam ne maanaam lañ fay fekk pétition yi mi ngi nii ñëpp xamee ko noonu dinañ wër ci gox gi yëpp ci Médina wan leen pétition yi ngeen mën a contribuer yéen tamit yéen ñi nga xam ne ni yéenay jeunesse su Médina parce que lii suñu alal la seen alal la maanaam am naam collectif bi moo nekk ci kanam di ci dox mais nañ jàpp ne du collectif bi waa Médina yëpp ñoo ko moom combat bi combat ñëpp la nañ ko xeexandoo lépp luñ ci am nag ñi am ko ci li nga xam ne mooy yoon merci jërëjëf encore Martin Samb merci